asalaamaaleykum mbokk yi sant leen gërëm leen ci àndandoo beeg télévision Futur Média di jégalu bu baax a baax ci tardé gi xibaaru marax yi dañ ci egseeg yéen bokk na ci li ci gën a fës ndaw ya nekk fële ca INEFJA te yàlla muur seen i gët ca diwaanu Thiès mer bay futtu ñu ne nag li ñuy dund ñoom ab boddi konte la rawatina bu ñu bëggee ñu jël leen ci fonction publique ñu ne seen i tur daanaka dañ koy dindi ci liste bi. ci xibaar yi ba léegi mairie bu Ziguinchor xëy tey jilee tàkk rawatina benn bureau bu centre d'état civil ay këyit yu bëri naka lakk ba jeex lu ci mel ni ay ordinateur tamit ak ay matériel waaye officier ya fa nekk am yaakaar ni yenn ci ay données dinañ ko mën a jëlaat ci ay ordinateur foofule. mbirum garab yu bon yañ doon jaay ca diwaanu Touba Belel kenn ca ña doon dawal oto ya ko doon yab nag yoon bàyyi na ko mu dem ndax président de la république moom moo ko jéggal mu di loo xam ne maître Abdoulaye Ba bu mi ngi koy naqarlu moom avocat la woon bu partie civile naka la sportif yi di def ngir sàmm seeni alal rawatina nag ay milliards yu ñuy tee seeni loxo sabab gi mooy li dal Ferdinand Coly dégg ngeen ko tey kon ci journaux yi am na ñoo xam ne seen xam-xam daf cee màcc nag jàpp nañu ni yenn saa yi ay investissement yu baaxul la wala sax seeni mbokk ñoom ñoo leen di sànk mbokk yi loolee taxañ la nes tuuti ñu yaatal ko. ginnaaw bañ leen nuyuwaatee ba noppi mbokk yi fële ca diwaanu Thiès INEFJA di école boobee nga xam ne day tàggat ay ndaw yu yàlla muur seen i gët ñoom dañoo am lu leen metti ñu amaloon ab assemblée générale tey ci suba di naqarlu xeetu boddi konté bu ñuy dund nee nañu bu ñu bëggee dugg ci fonction publique bi daanaka liste ba seen tur yi nekk dañ koy tegee nale ba tax na tey jile ñu dajaloo di ko naqarlu reportage Cheikh Anta Diop ak Sey Latia. ñi nga xamante ne ay silmaxa lañu nekkoon ci INEFJA génnoon doon amal ab assemblée générale ngir nag yuppi jafe-jafe yi nga xamante ne am nañu ko tey jii nee nañ lu jëm ci wàllu liste yi nga xamante ne moom la ñu defoon ngir am ay recrutement ci fonction publique nee nañ dañ cee boddi way laago yi. xamal askan wi te ki jiitu si ñoom muy président de la république que fonction publique dafa def recrutement fan yi ñu seetlu ne recrutement bi. amul benn silmaxa boo xam ni jël nañ ko ci seetlu ne aussi recrutement bi liste bi génn poste yi mu jël ay la yéwén am na ci yoo xam ne sunu gars yi am nañ diplôme yu méngoog poste yooyu bañ demee nag ba jëluñu leen ñuy lancer appel président de la République di lancer appel képp koo xam ne mën na jotalee sunu kàddu fu mu amunta àgg pour à ce que ñu intervenir si loolu pour que suñu nawle yi nekk ci mbedd mi di yelwaan ñu jógee fa te dugg ci bureau yi di liggéey charte yi li mu indi ñuy fexe di ko respecté te jàpp nañ ni ñi ko def ay doomi réew lan mën naa am dañ ko def ndax njuumte waaye mën naa am tam dañ ko def ndax dañuy discriminer bu mu ci mënti doon laaj nañu jubanti ko tegawaat ko si yoon. Jibi Pam ak ñooñam wax ne ñoom daanaka ñoom ñëpp am nañu ay diplôme. wax dëgg yàlla am nañu ay diplôme ci fànn yu bare am na ñoo xam ne am nañu seen master 2 ci wàllu yoon ñii am nañ ko ci maîtrise ñii am nañu seen diplôme ci wàllu science de l'éducation ñii am nañ ko ci yeneen domaine ci wàllu informatique ñii am nañ ko ci wàllu standard téléphonique. way laago yi di ay silmaxa nekkoon ci INEFJA fii ci diwaanu Thiès nee nañ ay bés bii di ñëw daañu dem ci buntu ministère de fonction publique amal fa ab jataay ngir gën a yuppi seeni mbébét. fii ci Ndakaaru yenn ca étudiant université Cheikh Anta Diop li ñu bëgg mooy ñu indi ay coppite ci daara ju kawe jooju bokk na ci ñu ne ñu def ay licence professionnelle ci faculté yépp loolooy tax ba bés bu ñu jàngee ba noppi am liggéey yombal leen reportage ca UCAD Ndeye Thiaba Ali Ba. si wàllum njàng mi étudiant wu Cheikh Anta Diop yi ni ñoo ngi xaar ci seen njiit yi ñu defaraatal leen ay licence professionnelle ngir bu ñu paree jàng ñu mën a liggéey. étudiant yi di jàmbat seen nekkin yu metti ca université ba. kon soxla nañ tam ñuy kuy yokk pavillon yokk tam fi nga xamante ne fa la nit ñi di lekkee kon soxla nañ beneen restaurant foos yaa ngi ball université foos yaa ngi ball étudiants yi dañuy dox di feebar di soj. si wàllum jàng mi. étudiants yi Cheikh Anta Diop yi nii ñoo ngi xaar ci seen njiit yi ngir ñu defaral leen ay licence professionnelle ñu mën a liggéey ginnaaw bu ñu jàngee ba pare. depuis 2012 dañu nekkoon université ñu ne dañuy indil système LMD bi dañu waxoon ne dañ koy jël méngale ko tey jii ak jumtukaay ak liggéey yi nga xamante ne moom moo nekk ci dëkk bi ba ku si jàng boo génnee di nga am métier boo xamante ne moom ngay def. boo leen demee UCAD 2 camp Jérémy amuñu fa ñuy toog ci ay briques la ñuy jël pour di ko toog pour di mun di suivre ay cours.
dañ bëgg am ay métier comme yeneen université yi. wax nañ tamit ci mbirum Fallou Sène moomule ndongo daara yooyu nag ni dootuñu nekk ay victime takk der yi. docteur di kudd Ablaye Sow bëgguñu xeex bëggatuñu xeex dañoo sonn ci xeex yi dañ ne dañu bëgg léegi lépp luy am ñu bind document bind kayit te ci loolu dañuy dem ay assises génnee problème yi fi nekk yëpp jox ko à qui de droit kon loolu lañ bëgg tey yow nga taxawal ñu ci. étudiants yi di wax ni gënalante bi am ci université Cheikh Anta Diop ak université bu Gaston Berger lu ci mel ni ratio yi nga xam ni waa université Gaston Berger ñoo ngi jot téeméeri junni étudiant bu nekk te waa université Cheikh Anta Diop du jot lu dul fanweeri junni ak juróom ci étudiant bu nekk. étudiant bu ci nekk xaaju million lañ koy xayma ci li ñuy def ci moom at bi yëpp te bu fekkee fii ci biir université la 175 000 la. benn lakk moo amoon tey jëlee ci suba ca mairie bu Ziguinchor rawatina benn bureau bu centre d'état civil bëri na lu fa yàqu lu ci mel ni ay këyit ak yenn ci ay matériel ay ordinateur wala photocopieuse sapeur pompier yi gaaw nag fay taal bi terewul officier yi fa nekk ne am nañu yaakaar yenn ci ay données ñu mën ko récupérer ci ordinateur central ba nekk foofule reportage Boubacar Dia si Lamine Mandiang. safara si moo ngi tàmbali ci booru 6h30 fii ci bureau des tirages bu mairie bu Ziguinchor. Quand il a constaté l'incendie. bi mu gisee lakk-lakk bi ci la woo gendarme yi nekk fii ci wetu mairie bi ngir ñu mën kaa ñëw jàppale si la ñu ñëw jàppale gardien bi ngir fay safara si waaye bu ñu gisee ni moo ngi leen di bëgg ëpp doole si la ñu woo ci saa si sapeur yi ñëw ci ni mu gën a gaawee fay safara si ci bureau bi ngir bu mu génn. un peu le feu au niveau du bureau du tirage. kenn xaymaagul li ci yàqu waaye lu wër te wér doonul lu tuuti. on a perdu en tout cas des ordinateurs des imprimantes photocopieuses. ñàkk nañu ay ordinateur ay imprimante ay photocopieuse ñàkk nañu it ay kayit yu bari waaye it ay registre ay bureau it lakk nañu léegi dinañu seet ñi nga xamante ni ñoom la ci seen xel màcc ñi xayma ngir ñu mën a xam ñaata lañu ci ñàkk. utile en tout cas les pertes en tout cas matérielles. service bi joxe pièce d'état civil yi taxawul benn yoon ndaxte ci saa si lañ ko indi bii boor Ziguinchor waaye di ko rafetlu. ñu dalal nit ñi ne leen def leen façon toog leen de façon service yi dina fonctionner normalement loolu moo ñu rassuré ñëpp donc comme ni ñu ko waxee service bi mu ngi dox normalement ñu ngi déposer li ñu pour des copies d'extrait des copies de certificat national de signature donc tout marche actuellement. non yeexul man maa ngi ñëw fii ça fait pas une heure de temps. donc j'ai déjà déposé j'attends la signature seulement. mairie bu Ziguinchor wax ni jàppul ni mën naa porter plainte contre X. non pour le moment on laisse l'enquête en tout cas suivre son cours et là. déedéet fu mu nekk nii dañuy bay enquête bi wéy si la ñuy soog a xam safara si fu mu jógee wax dëgg yàlla mënuñu sax xalaat loolu ndaxte fii am na gardien enquête bi dina leeral mbir mi. gardien qui est là en tout cas l'enquête déterminera la conduite à tenir après. hôtel de ville bi nekk ci xolu quartier Escale bu commune bu Ziguinchor. coow li bëri li wër nag njaayuma sàngara ci réew mi rawatina ñi ci amul sañ-sañ ñu ne ca diwaanu Grand Yoff rawatina quartier Arafat dafa am benn éliman bu am ab baar loolee di ay kàddu yu tukkee ci Mame Mactar Gueye moom mooy vice président bu ONG Jamra moom nag nee na jox na ab éliman boobule may na ko fii ak njeexitalu weer bi bu tëjulee baar boobule mu ne dina ko siiwal fàng moom Mame Mactar Gueye ñu déglu ko ci micro Chérif Dia ak Gervais Yaw. def nañu un dernier recensement. yokku na léegi 431 la te fii nga xam ne la ñuy jommi ñun waa Jamra ba pare am gàcc pour la umma islamique mooy ci 431 am na ci baar boo xam ne Arafat la ne ab ilimaan moo ko moom yow foo tollu yaa ngi nekk ci jàkk yi xaala laaw yàlla nee na xaala rasulullah te doon pas le bon exemple ñooñu yàlla rëbb na leen parce que génn na saar suratul munafiqun joxoñ leen loolu rafetul ci ab imam léegi nag ñu ngi ñaan imam bi xam na boppam xam na ne lii muy jaay mu ngi yàq jikko yi xam na ne lii muy jaay mu ngi posone xale yi xam na ne lii muy jaay mu ngi yokk insécurité ndax Grand Yoff doo toog ñaari semaine te police ñëwul di àtte xeex sulaar ak sulaar jam nañ fa daaw ñaari xale ci seen kanamu yaay ki leen jam ci baar la génne comme que loolu yëpp imam bi xam na ko ñu ngi koy ñaan fin du mois bii na tëj baar bi bu ko tëjul ñun dinañ joxe turam pour l'intérêt de la communauté Grand Yoffoise.
ca Touba Belel moom déggoon ngeen fa tamit coow lu rëy mu di ay garab yu bon yu ñu jàppoon ba ñu defoon ca ab atte sax kenn ca ña ñu tëjoon di Amadou Wuri Diallo bokkoon ci ñi dawaloon oto yooyu noonu yaboon garab yooyu le moom nag dañ ko jéggal ab jéggal bu tukkee ci président muy grâce présidentielle mu génn mu di lu maître Abdoulaye Babou di naqarlu bu baax a baax moom avocat partie civile la li muy ñaan jamono ji nag mooy njiitu réew mi na ubbeep l'enquête mu di ab gëstu ñu xool ci yenn anam la ñuy defaree dossier de grâce yooyu le muy njéggal la ñuy sàkku ci moom maître Abdoulaye Babou ay kàddoom Babacar Diouf moom moo ko taataan ak Ndongo Ndiaye ca diwaanu Bombay. li ñu jaaxal li ñu jommal dañoo yeewu suba ñu ni bàyyi nañu Mamadou Wuri Diallo ñibbi na Guinée mooy convoqueur bi ko defoon lu ko bàyyi ñu ni grâce présidentielle pour ñi ko xamul grâce mooy décret bu président de la République di signé wante li ñu jëkk a jaaxal li jëkk mooy moom dafa remplirul sax des conditions pour am grâce ndax soo bëggee am grâce day fekk say voie de recours jeex moom def na appel bi le 13 mai la ñuy ñëw Thiès bàyyi Mamadou Wuri Diallo lu ñu mettitu la wone na li ñuy wax ci tubaab dysfonctionnement de la justice maanaam wone na ni yoon fa mu waroon jaaru fa wone na ni yoon ñaaw ñiy def ay ñaawteef ña ngi koy jalgati te ñi ngi am dëgg ci yoon bu décret bi président Macky Sall li jël tegu ko ci yoon. yaa ngi ñaan ñu ubbi l'enquête ci ñi ngi ñaan ñu ubbi enquête pourquoi Mamadou Wuri Diallo mën a am décret de grâce ndax remplirul les conditions liy wane ni kon service yi signéloo président Macky Sall grâce teguñu ko ci yoon. xibaar yi bokk na ci politique ak li ñu nam ma def ci réew mi muy dindi poste premier ministre mu di loo xam ne président Macky Sall waxu ko woon ci laata campagne électorale bi wala bokk ci campagne bi tam ngir présidentielle bi loolee mooy gis-gisu Thierno Bocoum ba tax na dañoo waroon a sàkku ci askan wi ñu wax seenu pa xalaat muy ab référendum. keneen di Abdoul Mbow bokk ci APR moom li mu jàpp mooy lépp lu président Macky Sall def rek dafa fekk ni constitution bi moom moo ko may Alhassane Ba tàllal na leen micro ànd ceeg Mohamed Thierno Bocoum fekk si la def ñeenti candidat yi nga xam ne ñàkkoon nañu jongante palub njiit réew mi ci seen xalaat nag bi ñu tënk ci ab communiqué ñeel nag projet de loi jëm ci wàllum coppite yi ñu nar a andi ci suñu constitution bi. su doon da nga kaa wax ci élection ne di nga koy def suñ la falee jarul ngay delluwaat ci population yi di leen laaj ndax mën naa appliquer li tax ngeen fal ma walla loo xamante ne bokk na ci li tax ngeen fal ma. par contre su dee musoo leen ko wax musuñu ko dégg musuñu fi échanger ak yow soo ko bëggee def doo ko jaarale ci ay député. moom mi nag nga xam ne moom la ñu toftal ci ki yor kàddub Alliance pour la République jàpp ne seen kàddu waroon na loolu ak seen doxalin. ñoom ñi ngi waxati waxu référendum man wàllu élection ñoom li leen ñor mooy élection li koy wane mooy ñoom seen waxi démb dafa méngoowul ak seen waxi tey. ndax ñoom dañoo wax Sénégalais yëpp dégg leen ak bitim réew ñu ne reconnaître ñu président de la République tey ñu ñëwati ñu ne président dafa war a woote pour waxtaan ci projet de loi de révision constitutionnelle. ndax waroon nañu amal waxtaan bu yaa jëm nag ci projet bi nga xam ne dafay andi coppite ci suñu constitution bi ci jamono sax bi nga xam ne moom njiitu réew mi Macky Sall sàkku na amal dialogue national ci pàcc yi nga xam ne ñoo composé réew mi. waaw xam nga dialogue ak acteurs politiques yi dialogue pour mottali rek la mottali loo xamante ne teg nañ ko ba pare population yi d'accord si mais dialogue bu jiitu mooy dialogue ak population yi loolu la deful parce que wax naa la ko léegi ne la lii musu fee wax ak population yi. sart nday réew mi muy constitution bi moom moo jox sañ-sañ président de la République buy def projet de loi de révision constitutionnelle mu informer ki nga xam ne mooy. président assemblée nationale te loolu def na ko donc tey jii mënuñu wax ne président dafa jalgati yoon. bu ñu sukkandikoo ci Abdou Mbow jàpp na ne kujje gi bu fekkente ni am na li mu bëgg a wax am na ñi ko teewal ci pencum ndaw réew mi muy sàkku ci ñooñu ñu teew ci liggéey bi nga xam ne commission technique bi war na ko def wante itam ci plénière bi nga xam ne ñeenti fan ci weeru mai lañ ko nar a amal ngir fexe nag ba joxe seeni position.
lii ab ponk la mbokk yi buñ doon waxtaanee sànq ci bopp xibaar yi muy yaakaar bu tas bàyyeekoo ci Ferdinand Coly amaana liir ngeen interview bi mu def ci journal bi di record tey jilee mu di kon yaakaar gu tas ci ay investissement loolee nekk ab sabab ngir ñu waxtaanee ci sportif yi naka la ñuy sàmmee seen alal yenn saay ay milliards yu dul jeex mooy jaar seen loxo ci mujjantal gi nag dañuy daanaka nërmelu am nañu seen xam-xam màcc ci wàllu woowee li ñu jàpp mooy ay investissement yu bon da koy jur wala sax boog ay jege ñaale yoo xam ne daanaka ñoom ñoo lay ratt ba nga set wecc ñu déglu ci gëstu bi ñu ci Kumba Amaat loo defalandi ceeg Jafara Ba. ndool da leen di teel a gane si ñoom footballeur professionnel yu Sénégal bari na ci ñu yoroon ay milliards xëy lépp daal di nax saay mu mel ni rek ñi ci mën a gérer seen alal bariwul. dañu nekk si buntu àdduna dajale alal bu bëri waaye peut-être des fois xelu xale dafa leen di jàpp ak yooyu loolu nag mën na dal ku nekk ndax mën nga gis koo xam ne am na 60 ans. am ay milliards am alal ak yëpp mais juum ci ni muy fi muy dugal xaalisam pour am si leneen mu perte. ngir moytandiku mujj bu ni mel avocat bi di diggal sportif professionnel yi ñu gën a jege ñi nga xam ni seen xel màcc na ci wàllu wi. lu ñu leen mën a xelal daal pour tontu la ci gàttal mooy ñooñu dañu war a am ay nit yu leen di encadrer te mu ñu bañ a topp yenn règlement FIFA yeeg yooyu ñu ne agent de joueur. mën na jóge ci sa famille mën na nekk sa mag mën na nekk sa rak mën na nekk sa yaay mën na nekk sa pap wala sa cousin ak yooyu yëpp loolu yëpp wóorul su dee sa alal la daal soo koy aar wutal koo xam ne am na xam-xam. Mamadou Lamine Diallo nekkoon fi joueur de football professionnel ne teeloon na prévoir li nga xam ni moo di retraite am mu ci gën a ñaax ñi nga xam ni ñoo ngi football ba tey. le meilleur investissement ci football sa xaalis mooy d'abord immobilier. parce que loolu mooy loo xam ne doo ko jox boo ko defee ba pare doo ko jox mu lekk doo ko jox mu naan te mun na la apporter toujours valeur bi day gën a jëkk oto yu bari wala oto yu rafet boo ko jëndee ren déwén prix bi wàcc mais kër boo ko jëndee prix bi day gën a yéeg mais bu ñuy jox nag ñi leen di jëndal nañ si bàyyi xel xool personne bi leen war a jëndal kër gi. kenn ci ñoom di Ferdinand Coly fësal na meram tey ci ëttu yéenekaay bii di record mu ci xamle ni naam defoon na ay investissement waaye luubal nañu li nga xam ne moo di alalam. laata ñuy tàggatoo mbokk yi nag dañuy waxtaanee wàllum cosaan ak aada rawatina festival bu jazz bay amee ca diwaanu Ndar Géej ñu ngi ci ligne bi ak Ousseynou Diop Ousseynou maa ngi lay nuyu. Ousseynou soxna Naata maa ngi lay fay. Ousseynou waaw tey jile mooy ubbiteeg festival jazz bi waaw lan lañ mën a jàpp ci bés bu njëkk bi tey jile foofule ci programme bi. soxna Naata ni nga ko waxee rek noonu la tey jile mooy ñaar fukk ak juróom-ñaareelu édition bu festival international de jazz bi nga xamante ni fii lañ ko war a amalee ci place Faidherbe mu nekk festival boo xamante ni ñu ngi ciy sos ci atum 1993 boobu ak léegi nag doomu Ndar yi di ànd di ko amal mu doon loo xamante ni lu am solo la ci wàllu cosaan ak aada ñu ngi sax ak président bu comité d'organisation bu festival international de jazz bu Saint-Louis di Fakha Tall Fakha ñu daal lay nuyu. maa ngi lay fay Ousseynou. alors tey jii ñu ngi amal lu jëm ci lii di festival international de jazz bu Saint-Louis bii di 27e édition bi lan mooy particularité bi ak lan mooy innovation bi ren jii. Ousseynou comme ni nga ko xamee rek festival jazz bi ñu ngi ci 27e édition am cette année particularité wu ren mooy dañuy rendre hommage à la femme moo tax ñu jël comment ça s'appelle festival bi dédié à la femme mooy particularité wu ren festival bi. gis nga nag Ndar bi nga duggee ci biir dëkk bi gis nga lépp ngi fi taxaw tey ñu nekk ci ñaar fukki édition ak juróom-ñaar mu nekk festival bu nga xam ne mooy premier festival d'Afrique nekk premier festival d'Afrique nekk 3e festival au monde ñu koy méngaleeg ak li am Burkina Faso ñu koy méngaleeg li am Côte d'Ivoire muy Massa bu Côte d'Ivoire muy événement international nekk ci calendrier international ñu ñaan yàlla mi dara tawul ñu dugg ci bismillahir rahmanir rahim mun ci génn ak alhamdulillahi rabbil alamin. alors festival bi ay minutes ñu daal di def lu jëm ci wàllu ouverture bi ren jii itam ñu ngi dégg ni ñii di comité d'organisation bi am nañ ay jafe-jafe ci wàllu budget bouclé ko ci 180 millions bi ñu ni ba léegi jotagu leen lu ni mel. waaw parce que loolu mooy li nga xam ne mooy def organisation bi parce que dañu am budget prévisionnel bi ñu am nag ren jafe-jafe yu ñu am mooy festival bi contexte bi mu organisé mooy contexte élection yi nga xam ne nekkoon na fi nga xamante ni autorité yu bari dañ daan jàpp muy ministère yu bari partenaires yu bari dañ seen jàpp mais comme incertitude amoon na kenn xamul woon foo mën teg sa loxo ministre boo bind après doo xam kan mooy nekkaat ci gannaawam parce que festival bi après élection yi la doon am loolu jafe-jafe la boo xamante ni tax na ñi nga xam ne daanoon dugal seen loxo yëpp presque daan si jàpp
mënuñu si woon jàpp ñu si waroon jàppe mais ñi ngi sant yàlla mi ngi xam moom la dara tëwul ñi ngi jàpp ni président de la république mi ngi si doon dugal loxoom mi ngi ko si dugal loxoom état du Sénégal à travers le ministère de la culture ak partenaires yi nga xam ni c'est nos partenaires stratégiques muy notamment la BICIS BNP Paribas ñi ngi siy jàpp yaakaar nañu loolu tey su amee yeneen yi si bokk ñu mel ni ambassades yi nga xam ne ñuy accompagner muy Luxembourg muy yeneen ambassades yi yaakaar na ni tey fi tey dinañ mën relever le défi. jërëjëf kon nag loolu mooy li nga xamante ni rek moom la ñu indi fii tey ci Ndar ñu leen di fàttali 27e édition bi ci kanam lañ koy ubbi waaye nag liñ ci mën a jàpp ren mooy particularité bi jigéen ñi lañ ko gën a jagleel ndaxte ñu ëpp ci artistes yi ay jigéen lañ. jërëjëf Ousseynou Diop en direct de Saint-Louis mbokk yi ponk boobee sax mooy tëj xibaaru marax yi di leen sant di leen gërëm ci àndandoo beeg ñun ci ay simili yu néew a néew di ngeen ànd ak Cheikh Tidiane Diaw ci édition 20h bi mbokk yi jërë ngeen jëf ñu fanaan jàmm.